salaamaaleykum mbokku téléspectateur u OTV internetu OTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am mbégte contentement ñëw dalalaat leen tey ci seen beneen numéro Haute Tendance nag tey dafa seet si ndaanaan macha allah kooku mooy kan kooku mooy borom Rosen Coiffure macha allah ku ne Rosen Coiffure ne maquillage yu baax ku ne Rosen Coiffure ne coiffure yu baax ku ne Rosen Coiffure ne accessoire yu baax macha allah ñu ñëw seet si Astou Faye Astou ñu ngi lay nuyu di la ziar alalu Baye Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaay jëfal di am mbégte dalal la ci seen émission Haute Tendance ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi. waaw maa leen di nuyu di leen fay di kontaan ci seen teewaay ñu nuyu téléspectateurs yi OTV yëpp di kontaan ci seen teewaay bu baax na. macha allah am nañu mbégte tey dalal la ñu bëggoon xam réellement kan mooy Astou Faye alalu Baye Fall. waaw loolu moom bu ma ko laajee dama ci kontaan. Astou Faye benn jeune la rek bu nekk ci quartier bi di débrouiller xam nga di def salon nekk jigéen nekk jàmbaar nag ci jigéen ñi. macha allah nekk sëykat tamit. macha allah nekk jigéen nekk femme mère de famille. yor sa famille macha allah. gérer salon est-ce que yomb na. yomb pas du tout yomb. parce que ku ne xam na ne liggéey salon dafa métti doo am temps bu bëri naka la Astou di accumuler kër gi ak salon bi. ak salon métti na trop nag mais sant yàlla bu baax maa mi borom kër bu ma jàppale comprendre ma. xam nga yàlla boole ñu may ñu ay njaboot nag. mais yombul daal yombul dara parce que boo waree liggéey. war a wàcc toppatoo sëñ bi toppatoo xale yi. dafa lekk dafa naan. c'est tout un problème. mais sant yàlla daal. ñu ngi ci ak bu baax. macha allah Astou si noonu lay jógee di la laaj Astou nan la def ba dugg ci milieu coiffure. Astou nag milieu bi dafa ñëw nii rek ci man daal affaire bi parce que man artiste laa woon. artiste moo nekkoon sama choix moo nekkoon sama profession. mais yàlla boole ma jëkkër ju baax. ju gën ci jëkkër yi mu dugal ma ci liggéey ne ma bugguma ngay fecc. te ku nekk ak sa choix te boo bëggee sëy. en danse ko opté woon. danse laa opté woon moo nekkoon sama profession moom laa bëggoon. ci loolu laa doon yëngu. mais yàlla bi ma boolee sama borom kër. mu ne ma dama la bëgg a fayal nga def formation. ma ne ko y a pas de problème parce que bëgg naa sëy. ma dugg ci yàlla weddiwul nag yàlla ànd ak man. may xuus ba fii. mais nag am na don tuuti lu ma ci yàlla mayul tuuti rek. waaw. kon daal maanaam suñ la déggee Astou Faye dafa def formation coiffure. daka jàng ban école de formation nga génnee. Yacine Coiffure. Yacine Coiffure fa nga defee bu Adja Thiam fa nga defee sa formation coiffure ak maquillage ak lépp. maquillage bi ma génnee foofu ma dem di xaar Ndiaye parcelle. eggali foofu sama maquillage parce que école boo gis am na fi ñu mëne. te boo bëggee nekk ci dara. da ngay gëstu bi lu doy. chaque jour da ngay gën a gëstu rek. parce que am naa diplôme bi mais teewul damaa dem utiwaat beneen xam-xam waat. loolu wàcc te ba tey jii. su ma mënee génnaat tamit damay génnaat. utiwaat ko. parce que ñu gis ne coiffure doonte don baa ngi fi il faut nga jàng ko il faut nga xam ko du loo xam ne dañ koy tâtonner. surtout jamono ji ñu toll nii. chaque jour day gën a yokk. lu rafet moom. du fi jeex. macha mais allah nag da ngay gën di jàng. dëgg la pour gën a mën a bokk ci milieu bi. dëgg la parce que milieu coiffure yombul nag. milieu coiffure parce que nga xool nit xam lan moo adapté ak moom nga defaral ko bon yombul quoi. il faut nga jàng ko il faut nga xam ci liñ ciy def bu baax a baax. il faut nga xam ko parce que mënoo ne dama jug nii rek mën benn létt rek naa ubbi sama salon toog di xaar loolu li nga ciy am sax après du nekk luy barkeel. ndax métier boo ciy dugg. laaj na nga dem jàngiwaat ko bu baax. est-ce que li ma bëgg nii li ma koy defee noonu la. mën nga ko defee yow sa choix yow. fekk du noonu dafa am yoon booy jaar. yoon boobu nag boo ko gëstu jiwul doo ko xam. il faut nga dem nga gëstu yoon boobu ban façon yoon la macha allah Astou nan nga def ba taxawal sa place fii ci Bentali. waaw fii nag moom fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee. yàlla dimbalee ma fi nag ma am fi borom kër ma ne pourquoi pas may jéggaani. waaw fii laa koy njëkkee. doo ko décentraliser parce que loolu mooy sama réew. moo bëgg Rosen Coiffure mu law fu ne.
macha allah ñu gis ne place yombul ak magasin yi léegi pour nga am ko c'est tout un problème. nga fexe ba taxawal fii macha allah benn tali ku ne xam ne ne place bu milieu bu placé la milieu bu peuplé la vraiment am fi place yombul vraiment. yombul de il faut nga am fond bu dëgër nga doog a taxaw. waaw surtout ku mel ni man ku bëgg lu baax. foog nga am fond bu dëgër nga doog a taxawal place fii su population bi fi nga xam ne dafa bari population. benn tali ku ko xam ne mooy loolu embouteillage de nit la. pour nga ibbi fi moom place yi cher nañ en plus yaatuwul. mais dañuy góorgóorlu rek di taqale rek ba keroog ñu am li ñu bëgg. d'accord. Astou turu Rose & Coiffure fan la jógee lu tax nga choisir sa salon tuddee ko Rose & Coiffure. loolu nag moom mosuma si sax di nangoo wax parce que ki ma ko tuddee moo fort si man. sama yaay laa ko tuddee. macha allah sama yaay moo tudd Rose. ma ko doon rêvé nag depuis enfant boobu xaw ma sax ne dinaa mës a def salon. ok ma naan ko man dinaa am place dama koy tuddee sama yaay. macha allah moo nekk ci kaw. macha allah loolu tax ma jël ko tuddee ko Rose & Coiffure. macha allah tur bi mu flashé tur bi neex na vraiment et ça sonne bien à l'oreille. dégg-déggin bi neex na aussi te accessible pour bu nit doon wër Rose & Coiffure bu laajtee Rose & Coiffure da koy gis. day simple parce que man artiste laa woon déjà. kon je suis avec la peuple. man am naa ay nit ba pare. utuma tamit ci ku ma ci xam. mais n'empêche que am naa tur ba pare. doog a dugg si milieu coiffure te milieu coiffure boo amul yenn connaissance yi day metti pour nga liggéey. il faut nga am tuuti connaissance mën ci nekk. nga xam ne lu mu bon nit ñi dañ la siy fekk si. dëgg la waaw. Rose & Coiffure mooy ñawal boppam ay perruque am wala dafay importer ay perruque. ñun nag ñooy confection suñu bopp. ñun duñu importer dara lépp fii lañ koy defaree. perruque terrasse ak lépp fii lañ koy defaree. macha allah yéenay ñawal seen bopp jee indi cheveux yi nga ñëw ku indi da ngay def importer greffage yi wala yow yaay faral di ñawal sa bopp wala ku indi greffage am aussi nga ñawal ko. waaw ku indi greffage am dañ lay ñawal soo bëggee tamit ñun ñu jaay la. parce que ñun suñu greffage yu jóge fii. waaw. si noonu laay jógee laaj la ndax Astou dafay faral di importer moom mooy faral di jëndali boppam bagage wala dafay faral di yóbbante. non demaguma nag ci laa nekk ci tànk yooyu maa ngi ñaan yàlla jàppale ma. ñaan na la yàlla jàppale gën ma gunge. waaw parce que dama fa yor sama jëkkër. mi sama jëkkëru sœur. xam nga mi ngi Espagne. yor sama njëkke Italie. ñoom ñoo may indil. may jaay. ak lu fa mun ci génn tamit ñoom ñoo may importer man may jaay. waaw parce que dañuy gis ne salon yombul. des fois da ngay soxla ay nouveauté di innover. parce que à chaque fois nit yi dañuy changer di innover di indiwaat. pour ngay mën a am nouveauté yi di am li nga xam ne moom la clientèle yi di soxla. noonu la moom chaque jour nouveauté day wàcc soo bëggee lu baax nag doo toog ci li nga am. chaque jour ngay bëgg di innover yow tamit di changer. qu'importe le prix. te yàlla suturaal na ma ba maa ngeeg xam nga samay proche ñu ngi foofu. te ñoo ma jàppale ci yu bari. lu ma ne sëqat rek ne lii kat xew na fi dañ naa ma xaar ñu dugalal la ko. ok waaw dañ ma koy dugalal du ma ci sonn du ma am problème. ok moo tax à chaque fois ngay am nouveauté. à chaque fois ngay am bagage yi nga xam ne ñooy tegu ci temps. cheveux yi nga xam ne ñoo nekk ci temps bi. cheveux yi nga xam ne ñoo nekk ay qualité la ñuy doon et tout. parce que tamit qualité bu baax la qualité fait la différence il faut que nit yi qualité bu baax mooy tax clientèle yi di accès nga am accès ci clientèle yi te bu ñu demee mën a ñëwaat. man nag loolu sax mooy sama point fort parce que man bëgguma di jënd loo xamante ne nii après. day nuur ak lépp te Sénégal moom mooy nañ fi dara ñoom quantité moo leen gënal qualité. mais ci ñenn ñi ma ko sañ a wax. am na ñoo xam ne ñoo bëgg lu baax. xam qualité. je préfère nag bañ a jaay quantité jaay qualité bu baax. parce que ku dem mën a ñëwaat wala mu indi keneen. dëgg la du dëgg. qualité sax la qualité fait la différence nag dëgg neexul ndax tey jii boo jëndee cheveux mu cher ba bëgg a dee te mu doon qualité nga takk ko ay ati at vraiment da ngay ñëwaat parce que tamit ki jël xaalisam di ko investir ci benn affaire dafay bëgg mu am ci satisfaction totale. en plus bu ku mu dendal tamit ak ku mu munti yor même façon bi mu yor du doon benn. parce que moom durée bi muy am rek ak yow sa bos du benn. te man cheveux yu may jaay waxuma la sax huile wala pompe. mais ndox sax boo ko ci defee. day nekk. cheveux humain. ok
maanaam fii ci Rosene Coiffure ay cheveux humains ngay jaay cheveux yi nga xam ne macha allah qualité lay doon. day baax te mun na am durée bu yàgg ci yow. ay at lay def. si noonu laay jógee Astou ne lu tax waa Sénégal tàmm la say qualité coiffure ak say xeetu baax. loolu nag ci man la. dégg neexul. man dama imur déjà. man ku dem di nga ñëwaat macha allah. na déjà man dama neex. soo ñëwee damay kaf damay ngee damay xap yi nga firi. xam nga loolu dafa neex ci cliente. cliente ñëw façon sa kanam jaayoo ko affaire. kooku bu demee day sawari ñëw. waaw man dama bëgg nit koo xamante ne nii dangay xappi daal. dara jaru fi dara. dëgg la yow yaa ibbi pour am. ni ngay ut nag ci nit ñi la nekk muy say cliente. boo leen jaayee affaire doo ko jot. dëgg la waaw moo tax daal waa Sénégal tàmm say qualité coiffure. macha allah tàmm say qualité maquillage. koo wax mu ne la damay dem ci Rosene Coiffure ndax moo fa ñëwee macha allah dinaa fa fekk accueil bu chaleureux dinaa fa fekk cheveux yu baax dinaa fa fekk coiffure bi ma bëgg dinaa ko am. moom ngay am lu rafet la lay defal. macha allah lu adéquat ak sa yóbbu sa style. ok du nu xeex du nu xuloo du nu ciipatu. maanaam daal yow bu ma la déggee ci coiffure bi da ngay xool nit ki typiquement xool lan moo adapté wu ak moom nga defaral ko wala. yenn saay parce que nit ki moo lay permettre loolu ci moom. parce que nit ki lu mu la mënul ci moom munoo am accès boobu ci moom. yenn saay client ñëw ne la lii laa bëgg. mais ñu dañ lay déglu. parce que ñun loolu moo ñu fi bàyyi. yenn saay yoo xamante ni duñu ay sénégalaises. te xam nga milieu coiffure dafa doy waar. nit ku nekk ak ni muy ñëwee ci yow. mën nga ñëw ne ma lii laa bëgg. ma xam ni lii nga bëgg te dëggu nga ci ni li nga bëgg parce que ñun loolu lañu jàng. yaa ngi dégg. léegi dañ lay defal li nga xam ne moom nga bëgg. su fekkee am nañ accès si yow nag dinañ la permettre ne la lii kat su ma sañoon nga def lii jàpp la lii moom la jàpp. am na nit ñoo xam ne moom elles sont faciles. dangay wax ak ñoom ñu nangul la. nga defaral leen lu rafet. mais am na ñoo xam ne ñoom dañuy pousser ci li ñu bëgg. mais danga leen koy defal. dëgg la. àddina noonu la. moo tax daal tungu ne nag du teew ñi nataal. man naar yaa ngi. borom salon bi Astou Faye nan ngi bëgg a xam fii ci Rosene Coiffure nan ngay def ba gérer say clientèle réellement. gérer bi moom métti na métti. clientèle. métti nañ métti. parce que yenn saa yi nga dajee cliente yoo xam ne yàlla xam doy naa. waaye ni ngi leen di gérer rek mooy discipline. waaw yar moom lu mu la mayul rek discipline mooy premier man élève bu ma am boo amul discipline dama lay dàq. ak loo mën liggéey. ok parce que c'est la première des choses. nit da ngay am discipline. ñun la ñuy traité suñu clientèle. bàyyi la nga calme ñu waxtaan ak yow ci yar. kaf ak yow réew ak yow. li nga bëgg ñu defal la ko. topp say service. soo bëggee tey ñu defal la tey nga naan. sans dépense li nga bëgg. dëgg la ndax ñun loolu moo ñu fi tax a toog. maanaam daal suñ la déggee fii ci Rosene Coiffure ku fi ñëw marketing bi dafay dox bu baax da nga koy gunge tete ko naxtaan ko kaf ak moom foo ak moom reetaan ak moom accueillir ko jox ko lu sedd mu naan maa nga defaral ko tee ba nga xam ne bu demee day bëgg a dellu siwaat dañuy bëgg sax booy ñibbi man sama bopp mën naa laa jëlal taxi nga dem dëgg neexul kon Rosene Coiffure neex na mbokku téléspectateurs yi yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan Astou Faye nee na fii ci Rosene Coiffure cliente bu fi ñëw dina la gunge accueillir la kaf ak yow foo ak yow boo xefee sax mu jëlal la taxi booy ñibbi. maa la wax li dëgg neexul. waaw. Astou lan mooy sa fort ci coiffure am na ñoo xam ne xam nga comme coiffure moom dafa mel ni école. parce que dans la coiffure am na maquillage. am na coiffure am na tresse am na lépp. Astou moom lan mooy foram. teg greffage. pose tissage yi daal. dama ko bëgg sama xol. ok. mais ñu gis ne léegi tamit pose yi tissage yi dañ ko wàññi ndax perruque yi nga xam ne moom la ñuy confectionné. ñu bëri perruque la ñuy teg ute naag bi nga xam ne bu njëkk ba nit yi dañ daan def ay tissage ci bopp léegi li ci ëpp dañuy def confection de perruque la ñuy def. mais loo ci gis xale léegi. foo ñu ci tissage. te pourtant. ñun sénégalais yi rek. ñoo opté perruque. am na ay guinéen yoo xam ne. wala sous raison yi. ay nit yu jóge foofu nekk ay clientes yi ñëw. ñoom bëgguñu perruque. bon kon maanaam sa cliente yi nga xam ne ay étranger la ñoom fi ñu ñëwee Rosene Coiffure dañ naan tissage lañ direct la ñuy def. mais su fekkee yow aayoo ci loolu. tissage man damay tegal nit mu teg ni perruque la te or ko du perruque. ok
maanaam tissage bi day naturel. tissage bi naturel bu jaar yoon mais xale yi nangootuñ jàng problème bi loolu la. ci jàng googu nag laay jógee. asu dégg naa ne aussi dafa am ay élèves yi nga xam ne da nga leen di former. da nga leen di former ci make-up nga leen di former wala ci coiffure nga leen di former wala ci da nga leen di former dans tout. dans tout am naa ay élèves yoo xam ne jox naa leen seen attestation bañ dem nañ ñoom make-up lañ doon jàng. ay étranger la. mais attestation yi c'est des diplômes reconnus par l'État wala. non c'est pas reconnu par l'État. ok parce que j'ai pas encore ces démarches defaguma démarche yooyu mais maa ngi si tànk yooyu pour def ko dafa metti nag. ok parce que maanaam Rosene Coiffure da nga ko bëgg a def complexe bu mag laa bëgg. incha allah si yàlla àndee. te ñu ngi ci tànk yàlla jàppale jox la ko. waaw ñu ngi ci tànk yooyu bu baax décentraliser ko tamit. ci dëkk bi fii xam nga. ay Kër Mbay Fall Ouest Foire. Rosene Coiffure yemul ci coiffure kese. Rosene Coiffure. day am lépp yemul ci coiffure kese. ok day am boutique prêt-à-porter. xam nga. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne après nañ ci gën a xuus. macha allah. maanaam Astou bu cliente ñëwee da nga koy bàyyi mu def choix wala da nga koy proposer quelque chose da ngay xool nit ki tey ne kii kat Khady lii moo adopté ci boppam. bàyyi mu de wala danga koy bàyyi mu def choix am. du ñëpp nit ki boo ñëwee dañ lay déglu ba pare mooy li ma la wax sànq yow yaay ñëw. yaa indi sa choix boobu. lii laa bëgg ñu defaral ma mais am na sa cliente yoo xam ne dañuy proche ak yow ba nga xam ne yow dañ lay bàyyi ak seen bopp. yow yaa leen di choisir li ñu leen di defal mais du ñëpp daal. maanaam ku ñëw fii ci Rosene Coiffure ne la Astou dénk naa la sama bopp loo def baax na. ma defal yow façon clientèle boobu nga gën a choisir wala cliente bi nga xam ne dafay ñëw ne la nangam laa bëgg nga defal ma. man damay bëgg nga ñëw bàyyi mag sa bopp. mais nag loolu yombul de parce que des fois nga gis nag cliente yu mel ni Khady Ndiaye ñoo xam ne dañuy compliqué macha allah compliqué ba comme c'est pas possible dañ naan la carrément nangam laa bëgg. te est-ce que coiffure bi ñuy bëgg dina adapté ak seen kanam parce que tamit ça ne veut pas dire que ni nit ki li mu coiffé woo rek nga gis tey Astou def coiffure bi ma ne coiffure bi Astou def moom laa bëgg est-ce que Astou coiffure bi mu def man dina adapté ak Khady. problème boobu li ñu ciy jànkuwante moo ëpp fuuf sax. parce que yenn saa yi nit ñëw indi modèle boo xam ne. ça ne lui va pas. yow mi taxaw sax da ngay xam ni kii lii muy exiger jàpp ko. ok mais nag. ci nit ki ngay xool. pour ñeme ko defal yenn yi. yenn saa yi nit ki am lu mu la exiger da nga ko koy defal. malgré parce que yow loolu moo la fi teg. bu fekkoon da nga ñëw pour nit ki bu waxee lii nga teggi lii kon du am client. dinañ naxanteeg yow nag. kaftaan ak yow wax la kaf ak yow mais soo dëgëree fi nga dëgg lii nga bëgg. ci loolu lañ lay fekk si. mais est-ce que tamit waru leen adapté rôle Rulekin maanaam ki nga xam ne tey bu ñëwee da nga koy xool typiquement ne lii moo adapté ak yow donte moom dafa indi choix am. nga fexe ba orienté ko yow ci choix bi nga xam ne moom moo koy jàpp. am na mooy li ma la sànq rek wax naa la ko 2 fois ci nit ki lay nekk rek am na nit ku lay faciliter boppam. da nga koy changer idéem carrément defaral ko leneen loo xam ne foogeewu ko woon sax. te en plus après day kontaan. mais du ñëpp am na ñoo xam ne facile ñu daal. waaw. am na ñoo xam ne yomb ñu ñoo xam ne. boo leen changé woo sax dañ naan la est-ce que yaa may fayal man maa def li ma bëgg. li ma saf laay def. waaw xam nga loolu neexul. waaw loolu la de que comme on dirait que les goûts et les couleurs ne se discutent pas te aussi nit ki li mu bëgg rek loolu nga koy defal su insister ne la nangam laa bëgg da ngay obligé defal ko coiffure boobu malgré même jàpp ko. tu es obligé de le faire. mais ñun nag suñu devoir mooy. maa ngi koy wax ñëpp ku yor salon même su fekkee jàpp ko yow lii sa rôle mooy nga fexe mu jàpp ko konte man xam naa ne lii du sa lukk. mais moom nga préféré. dinaa fexe ba doo ci am déception. bu look bi doon nga adapté dina nekk loo xam ne li nga ko foogee ba nga ñëw ci man ba exiger ma ko naa la ko defalee noonu ba def ci loo xam ne bokku ci. pour rien que satisfaire la. parce que ñun tamit suñu rôle loolu la dëgg la ci loolu laay jógee laaj la Astou inspiration coiffure cérémonie nan la lay dikkee. man nag tant que tiimu ma bopp duma def man. noonu la ma yàlla bindee su mu tiimee bopp wala mu tiim kanam. ci la yu bari di ñëw ay idées yu bari ci lay ñëw mais comme kii dama ko war a solal suba
naa ko defal coiffure bii su ñëwee naa ko defal lii non non non. ah man loolu moom du sama fort. inspiration bi foog nit ki toog. nit ki buy toog takk nga rek jàng kanamam. damay teg laaj pinceau rek xam ne lii laa ko war a defal. mais est-ce que inspiration coiffure cérémonie dafa war a simple wala dafa war a simple. non 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 dafa war a simple. coiffure moom bu rëbee rek yàqu. coiffure. dafa war a simple ci nit ki. asu yan façon coiffure moo am. coiffure bari na. coiffure yi am bari na. bari na. xam yan. am na coiffure cérémonie. am na coiffure simple. am na coiffure orientale. ñun coiffure yi ñuy def bari na. mais ñu gis ne léegi xale yi nag dañoo moderniser tarkalla dañoo changer dañoo tubaabe bëgg seen bopp léegi xale yi defatuñu bu njëkk ba boo daan xew dañ lay defal àddunay greffage. bu dee lañ la daan defal. yenn la ko ba mu diis te léegi macha allah da ngay gis xale boo xam ne day def cheveux am teg ko def ko tissage am wala mu def ko perruque am def ko coiffure bu simple bu moderne. non léegi perruque yi sax moo ëpp dañuy perruque plaqué. jeex na génne bébé xeer. te c'est pas tout le monde ñu bari bëgg ñu bébé xeer. dañuy génne ñaari frange kese. plaqué ko mu dem. te plaqué léegi dafa xew moo nekk tendance. xale yëpp tam plaqué la ñuy def. waaw dafa coiffure cérémonie dañ koy plaqué léegi. coiffure simple dañ koy plaqué. léegi plaqué daal moom la xale yi jël. rochine ko ah. dégagé mu bouclé ko mu toj. macha allah parce que nag bon buñ liñ naan bu monde day dox da ngay dox ànd ak moom parce que nag le monde a évolué ba pare coiffure dafa changé nag. parce que coiffure malgré dañ koy jàng tout le temps mais soo jàngee coiffure yu njëkk yi tamit reste ci kase doo dem parce que coiffure mën nañ ne maquillage dafay changé coiffure yi dafay changé chaque année ak coiffure bu bees buy génn chaque année ak façon maquillage bu bees buy génn. ci noonu lay duggee ne la asu est-ce que mën nañoo maquiller wu même couleur yëpp mën nañ ko maquiller wu. non non couleur yëpp moom. ça dépend si nit ki li muy sol ak li muy indi. maquillage am na naaj bu tàng maquillage bu bëccëg am na maquillage yu guddi am na. ndax mënoo tëb rek nit di xew nga jël yow maquillage ba la saf defal ko ci bëccëg bi mënu nekk. glitter yi ñuy utiliser. glitter kenn ko utiliser bëccëg. glitter guddi lañ koy utiliser. mënoo gis koy xew bëccëg nga def ci glitter bëti di tàq ànd ak moom c'est pas joli à voir. moo tax maquillage dafa am norme. norme yooyu nag boo ko jàngul doo ko xam. est-ce que maquillage cérémonie maquillage yi dafa war a soft wala dafa war a simple wala dafa war a soft. man nag soft moo ma gën a. ci maquillage man boobu. parce que ñëpp yemuñu. dëgg la am na xam ne ñii ñëw ne la maquillage lu rëpp. dañ leen defal li ñu bëgg. mais dina rafet mais man ci man neexuma. sa tey boo seetloo maquillage soft boo ko defaree kuy marié la ngay dégager ci bopp bi. ak la nga koy maquiller ci kanam bi. bu rëbee dina dem nga bëgg a dégager kanamu jàmm. du rafet ah du rafet moom. te léegi dañuy def coiffure yu simple jël seen col teg. kooku boo ko bëggee def maquillage bu ëpp ci kanamam nan lay mel bu ko caméra yi tiimee nan la war a mel du dem. yan façon maquillage ñoo am. maquillage parce que am na ñoo xam ne dañuy def ay cutis ouvert am ñoo xam ne dañuy def ay cutis fermé. mais ci bëti la. cut ouvert. ça dépend ci bëtu nit ki nan la mel. nga def ko cut ouvert. mu rafet cut fermé it ci noomu bët la. su du jenn bët yoo xamante da ngay ñëw ba ci tey sa maquillage bii nga maquillage yu nii. xoolal sa eyeliner fi mu génn. bokkul. tey bu ma bëggoon jël beneen kanam def ko ci comme say bët bokkuñu maa ngi yow de bunduloo ñu bët. dëgg la du dëgg. kon daal maanaam su ma la déggee maquillage dafay adapté ci il faut nga xam nit ki morphologie forme bëtam pour nga mën a xam ndax kii da nga koy defal cutis ouvert wala da nga koy defal cutis fermé. ak yan couleur nga xam ne moom la ñu war a def fond de maquillage. fond man nag fond damay base bi ma bëgg base bu rouge wala rose man dama ko bëgg boo seetloo sama makki man base rek laay maquillé wu ak fépp fond mun ci dem base laay maquillé wu te base bi ma maquillé wu boo ko xoolee fond bi rouge la. xam nga fond rouge dafa rafet. ba pare lépp lay àndal. amul loo ci mun a teg te du dem. boo amee base bu rouge. wala nga am base bu rose.
rouge sang. par force day génn bu dee ko xees la day génn bu dee ko ñuul la bëgg naa ci marron rek. base bi fond bi nga marron base ko. yan couleur lañu est-ce que tamit tey Khady Ndiaye sol benn bleu turquoise def vert def rose est-ce que tamit couleur yooyu yëpp dafa war a refléter ci visage am. est-ce que nit ki dafa war a maquiller wu selon couleur yi mu sol. loolu yoonam ñëwut. bu fekkoon loolu la tey nii nga maquillé doo ko maquillé parce que yow soloo doore. maquillage du question que dangaa sol yére bi rek maquillage boobu nga ko war a maquillé non. dangay xool maquillage bi génne couleur boobu. kii sol na yére bu fës. est-ce que man war naa ko maquillage bu fës non. waxal ak sa mbokku téléspectateurs yi ndax wax dëgg yàlla nag dëgg neexul nag Sénégal nag tarkalla vraiment quoi qu'on puisse dire nu leen neex la ñuy maquillé woo nu leen neex la ñuy def nu couleur yu leen neex la ñuy saf ñaf ko ci seen kanam da ngay gis ku ñëw ci salon ne la xaaral ma indi la mbubb ba may sol wala xaaral ma indi la daal ga may sol waxal ak sa mbokku téléspectateurs yi en tant que coiffeuse conseiller leen wax leen ne maquillage dafa war a soft maquillage dafa war a neutre. c'est pas que ni n'importe quelle couleur lañu war a ñaf ci kanam dafay refléter lu bari te maquillage dafay jouer ci nit lu bari man yenn saa yi damay gis nit sax mu ñëw mais pour dalal sa xel dama naan la looy sol. te damaa xam ne sa xel dalul. soo ma wanee li ngay sol man xam naa li ma koy génnee te dina simple dina rafet dina adéquat ak li ngay sol. par force. maanaam suñ la déggee yow tey ki nga xam ne dafa indi yéreem bu rose. bëgg a génneeg dàll bu bleu bic wala mu bëgg a génneeg dàll bu bleu turquoise est-ce que réellement yow ci biir couleur yooyu yow yan couleur ngay xool ne lii bu ma ko defee dina adéquat ak maquillage. nit laa koy génneel daa bokk ak dara lim sol. dëgg neexul. kon jéem a. dégg te pourtant nit maquillage la boo xam ne loo sol mu ànd ak moom day simple day tuwaabe. dëgg la mais boo bëggee jël mu jël bleu bic bi tegal la jël rouge nga sàcc ñoom ñaar ñëpp jël base bi def ko rouge jël bleu bic bi tay ko ci kanam gi kooku bu génnee buñ ko yuuxoo yaa ko tooñ. dëgg la. parce que yow mii yow loolu la dénk boppam yow yaay coiffé yaay ibbi sa salon. yaa am fit. am fit weesuwul nga tijji sa salon di jël ay nit di leen defar. dëgg la ñoo fay la xaalisam. kooku bu ñu ko yuuxoo yaa garde responsabilité bi parce que yaa ko tayal ci bëtam loo xam ne kenn xamul lan la. dëgg la parce que nag quoi qu'on puisse dire tamit maquillage dafa am lu mu laaj parce que maquillage dafa am maquillage yoo xam ne ak ku ci nekk ak maquillage ba moo fa mu war a dem. waaw. tey boo amee cliente lawbe nañ ma baal ne sama mbokk lawbe yaa leen tudd wala defalee nit dañ lay dóor. waaw parce que dañ naan la li nga ma maquillé feeñu mu tëllu ma. léegi nag boobaa nga jël glitter. ok parce que glitter ak brillant du benn. brillant li mu lay jox ak li la glitter di jox bokkuñu. dafa mel ni ñoo ne ñoom ñaar bokk nday mais bokkuñu baay. glitter moo expliquer mbokku téléspectateurs yi lan mooy glitter parce que am na ñoo xam ne tey nag dañuy toog seen kër dañu mel ni Khady Ndiaye dañuy toog seen kër yor seen trouche maquillage mais malheureusement ils savent pas se maquiller duñu xam nan la ñuy maquiller woo. mun nañu yor macha allah addunay matériel te duñu xam nan lañ koy utiliser. parce que maquillage nekkul lu métti ah. nekkul lu métti soo amee sa crayon bu baax yor sa concealer bu baax. am sa faax. base. am sa crayon noir. baax na. loo ci teg leneen bénéfice la. yow mi nekk sa kër yow sa trousseau bul mettil. ñun li ñuy liggéey moom lañ leen di conseiller ngeen koy def benn la rek. li ngay rëdd daal na bu mu fës. concealer bi pour wàññi crayon bi la. dëkk bi sax léegi yombalal nañ leen lépp dañuy def ay crayon ci mbedd mi. yaa ngi dégg. da ngay génn ñu defal la crayon nga ñëw tegal sa bopp base teg sa fond de teint teg sa poudre jeex na sa rouge à lèvres bi gën a soft ngay jël teg jeex na. ñu gis ne am na maquillage yoo xam ne aussi soo amee sa fond de teint bu baax am sa poudre bu baax am sa crayon bu baax rek da ngay daal di am maquillage bu simple am sa maquillage bu neutre. mbokku téléspectateurs yi bu leen sonalati seen bopp nag dëgg yàlla maquillage méttiwul quoi ut leen seen fond de teint bu baax ut seen poudre yu baax. def sa rosa bu baax ak sa crayon bu baax nga daal di koy def sa maquillage daal di tubaabe daal di rafet. boo amee sa rouge mat daal bu baax. ci loolu laa si dangaa mel ni dangaa laqati sama lenc ci foofu laa bëggoon dugg si ndax tarkalla nag ci côté rosa yi. ñu gis ne yan rosa ñoo gën a soft. ñoo gën a soft. xale yi moom lañ gën a bëgg. man bu ma amee rouge à nude crayon marron. ak nit kese. su ma neexee man mën naa ko maquiller woo.
parce que wala nga jël sa rouge sang kese waxuma sa rouge rouge sang bu mate. boo ko defee génne sa contour lèvre ak crayon mauve par force day rafet. doo fi nekk di mélanger wala may trouver non du ma def parce que kii génn di dem xew. bu la neexee nag mën nga ko defal mélange de couleur comme ni ma def. mais teewul dafay tubaabe. du bari du ëpp. 2 tons yi. waaw du est-ce que def rosa 2 tons yomb na. yombul. parce que ñu bëri dañuy jànkalanteeg loolu. yombul des fois nga am cliente boo xam ne pour nga defal ko rosa 2 tons c'est tout un problème. ba pare am na lu may souligner lu garaaw nit ñi dañuy maquillé wu léegi. fàtte li nekk ci kaw bët yi. parce que da ngay faar. am na yenn nit yoo xam boo leen xoolee seen maquillage. boo xoolee ci kaw bët bi xool tuñ yi. da ngay découragé. li nekk fii nañuy fexe ngir yàlla ak yonent bi muy adéquat ak li nekk ci tuñ yi. parce que munoo maquillage yi nekk ci bët yi nga ñëw ba ci tuñ yi. xamoo nit ki am na tuñ. xamoo amul tuñ. contour nga génneel ko gémmiñ gi mu gën a génnat ci nga def ci nag rouge boo xam ne maaramut. parce que d'habitude rosa c'est pour nga wàññi. lèvre nit ki. bu fekkee lèvre am dafa ngand da nga ko war a kii contourum ba lèvre yi xaw wàññee ko pour nga mën a génnee ko rosa bi nga xam ne mooy adapté ak moom. am na ñoo xam ne amuñu tuñ. da nga ko war a yokk. boo koy yokk na la ñuy def pourtant duñ jël contour bi de. da ngay dépasser lèvre bi. yéeg ci kaw. génne fa contour. te pourtant lèvre. ñëpp xam nañ ni mu war a mel. mais suñu borom mooy bind. dëgg la am na ñu bindal ñu rëy la. am ñu yam. am na xam dañu ndaw. dëgg la kon ni ngay wàññilee ku rëy li noonu nga war a yokkalee ku ndaw gi. dëgg la mais loolu boo ko jàngul doo ko def. dëgg la kon daal su ma la déggee maanaam Astou Faye coiffure dañ koy jàng. dañuy jàng maquillage dañ koy jàng du lu ñuy tâtonner. kiy tâtonner ak ki jàng buñ defee mu feeñ. ok par force métier boo ne am na ku la mën. man mii damaa jàng li génn. mais ça ne veut pas dire que damaa mën lépp. dëgg la damay toog di xool sama grande yi ñi nga xam ne ñoo jiitu ci maquillage. ku ci mel ni barki Demba Ndiaye nga ko invité Mado. bu maquillé mosoo gis maquillage am d'abord de. dëgg la te maquillage am yëpp maquillage yu soft la. boo xoolee maquillage am dëgg li muy reflet. nekk lu ëpp. te day adéquat ak nit ki. ci loolu laay jógee nag ne la mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo faral di seetaan haute tendance te haute tendance si la tendance yi di génn. si la sañse yi di génn. si la maquillage yu baax yi di génn si la coiffure yi di génn. Astou lan mooy tendance. jamono ji ñu toll nii. waaw. sañse de tendance la. waaye boo sañse te defaroo sa kanam defaroo sa bopp yàq nga sañse bi loolu moom am na moom. sañse li nekk tendance nii jamono ji mënoo sañse sa yére ba pare bàyyi sa bopp wala nga bàyyi sa kanam mënul nekk. tendance mooy maquillage bu baax. cheveux bu baax. sañse yére bu rafet. te maquillage fi mu neexee sax nag moo jot muy période seddaay. hiver moom maquillage moo gagné. maanaam hiver daal maquillage yi dafa war a soft. maa la wax lii dafa war a nice. ñu gis ne nag xale yi tarkal la nag hiver dañuy soxla ay lip gloss. surtout gloss bu baax nañ bàyyi gloss 100 francs yi. te jënd gloss yu baax yi. benn la dafa sa tuñ te benn dafa nice. dëgg la boo ko defaree suba bu guddi du wàcc. du bouger te fi mu tege lay tege boo lekkoon lu dem. dëgg la kon bu la dara jaralee. na la jaral. soo bëggee yokk sa taar. na la jaral financièrement. ok bul nay. kon daal maanaam bu ma la déggee daal coiffure kenn du ci nay. coiffure da ngay nangoo génnee xaalis pour mën a am matériel yu baax. xam nga jigéen benn ñaaw. mais ki ko dàq fere. ci boppam moo la dàq. loolu moom am na ñoo xam ne nag ñoom dañu naturel ñoom. waaw dañu naturel. bu ñu deful dara sax dañuy rafet mais nag yokk ci la bokk. dëgg la ñun yàlla moo ñu mënaalee loolu na ñuy yokkaale tuuti rek ku yàq dara. Astou yan coiffure ñoo gën a tendance ci hiver bi nga xam ne dugg si nañ. ci hiver bi nii. Mireille. Mireille hiver moom Mireille moo ko moom parce que da ngay bëgg lu couvrir sa yaram lu couvrir sa kanam.
waaye nag daguma la nag mais Mireille nag est-ce que ñëpp adapté wu ak Mireille tamit. mais ñëpp adapté wu ñu moom boo ko defee nga def sa frange bu baax. sama classe gi boo leen defaree Mireille dañuy mel ni poupée de. ah da nga jàpp de gis naa ci yow loolu mais dañuy Barbie de trop. non man maa ngi nii sama kanam dafa ndaw fu ma dem dama naan Mireille ko am kanam. mais nag Mireille quoi qu'on puisse dire coiffure boo xam ne la du ñëpp ko bëgg nag de. ci kanam dëgg neexul xam nga kanam bu kurbu moom. dañ naan Mireille fa la dàqee. ñi sew ñi dañ naan bugguñu Mireille. te alors que rafet na pour ñëpp. ah asu Mireille ñëpp jàppul ñëpp de. bu la rafetul nga def sa raie de côté. raie de côté ouvert franche comme ni ma def nii. da lay jàpp. te lii ku mu jàpp kon Mireille da lay jàpp. parce que sous la forme de Mireille la. même coiffure la moom Mireille. ok parce que bu seddee nga bëgg a def raie de milieu ouvert. mais nag wala dafa am ñoo xam ne seen coiffure lépp dañuy ubbi seen kanam. duñu bëgg di coiffer loo xam ne greffage bi day wàcc seen kanam dañuy bëgg di dégager tout le temps. waaw mais mën nga jënd cheveux humain bi nga xam ne comme karaw la. xam nga boobu dafa volumé. boo ko defee ci seddaay day ñëw. xam nga tàngaay mënoo ko def. te alors que cheveux boobu noonu mën nga ko def raie de milieu ouvert ñi nga xam ne bëgguñu dara wàcc seen kanam. ñu ko defee ci seddaay bi day def. day rafet. ak yan coiffure ñoo gën a adapté waat ci hiver bi. ci hiver bi yooyu la rek mais bu dee tàngaay da ngay dégager yëpp wala nga def sa chignon wala que cheval. kon nga xam ne kon li ci topp lépp bépp greffage bu volumé muy frisé. muy ondulé bi. muy bouclé bi. yëpp greffage yu hiver la parce que ñoom ñooy couvrir sa yaram yenn ngelaw yi ci lay dàq ci lay rafet. nga gis nga ñoo xam ne dañuy sol ay pull wala loo xam ne day am col kon genre coiffure yooyu day tubaab bi ci ñoom. maanaam def lu dégagé. lu la neex mën nga dégagé mais dégage bi day fekk mu greffage bi volumé mais bu fekkee greffage bi volumé wul nga bëgg ko dégagé noonu def ko kër. léegi yow lan la lay jox ci hiver. dëgg la. mënul nekk. waaw day kii moom day simple. du waaw été bi su ñëwee. boo dégagé par force day adéquat ak temps bi mu. parce que tàng na da ngay ñaq. doo fi nekk karaw gi di laal sa yaram ak di kii kon hiver rek nga ko mën a def. waaw maanaam daal su ma la déggee ak sa mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo lay seetaan. yow sa tendance ci hiver bi yaa ngi ko teg ci ay périgu Mireille red wala Mireille frisé. ça dépend ci bi nga bëgg ñoom ñëpp adéquat ak hiver. ak ay raie de côté ouvert. raie de côté ouvert avec frange. parce que boo ko defee raie de côté plaqué ko moo été bi rek moo yem. boo defee sa raie de côté mun nga ko def ak frange wala nga brochine ko mu am benn forme bi mais day laal sa kanam. ñu gis ne hiver tamit xale yi dañuy bëgg cheveux yu gudd nag. moom laa la wax ak yu volumé. xam nga tàngaay bi mënoo di cheveux bu gudd. déjà boo ñaqee rek sa yaram day gratté wu mënul nekk. ñu gis ne yemoo kase nag ci coiffure da ngay defaale ay chaussures ay sac de marque. yan façon accessoire nga am ay chaussures ay sac de marque dàll yu baax yeeg sa accessoires yi. waaw parce que boo nee salon de coiffure rek lépp luy baaxu jigéen ci war a ànd man damay def ay parfum yu baax. parfum hiver yu baax. pour jeeg ji. damaa bëgg lu neex. def ay sac de marque ak ay jàll. jaay ay cheveux ay lam man maa ngi ci lépp. maanaam daal da ngay def ay dàll yu baax def ay sacoche yu baax. comme par exemple yu ñu gis fii nii. macha allah yi c'est des styles très stylés. waaw ñu gis ne am ngi fi ay dàll yu stylé macha allah ak ay saag yu tubaabe. waaw nga xam ne xale yi nga xam ne hiver gi daal yemoo rek nga ne yow daal xale yi da nga leen di gunge. man kay duma soo duggee sama place. amul defar rek génn da ngay defaru ba jekk. laal sac bu baax. laal dàll yu baax. laal parfum bu neex. macha allah waaw jigéen boo koy defar danga ciy boole lépp. dëgg neexul ci la bokk. maanaam da nga koy defar coiffure bu rafet. waaw defar ko maquillage bu soft daal di ne ko xaaral ma gunge la daal di lay jox dàll bu baax ak sac bu baax. nga accompagner sa sañ mooy tax nga jël ko. dëgg neexul. maanaam daal fii si Rosene Coiffure marketing bi dafay dox bu baax da ngay accompagner say clientèle defar leen ba mu baax macha allah
boole leen ne jox leen accessoire yi doom amuñu kuñ ko bàyyeel buñ ñëwee ci Rose & Coiffure duñu am souci boobu. y a une bonne qui est là pour les enfants dañ téye sa doom ñun duñu dàq xale duñu bañ xale. dëgg neexul. waaw dégg naa dëgg. dañ koy téye chuchoté ko ba nga pare. macha allah. nga jël sa doom dem. ñu gis ni tamit xale yi dañoo am place fii ci Rose & Coiffure. yow da ngay def ay tresses enfant defar leen ay per defar leen. ay accessoires. waaw dañ lay may permis le chouchou létt rek lañ lay fayee. loolu neex na. may ko glace jënd ko chips. du jooy du def dara. da ngay def ay pédicure manicure aussi ay pose ongle ak yooyu yëpp. cils. soin de visage commencé woon nañ ko sax mais dañoo amul endroit bu équilibré boo xamante ni mën nga fa mën a def lépp. mais nous on fait tout lépp lañ jàng. lépp lañ jàng. extension cils on fait tout. macha allah waaw boo ñëwee fii daal doo mer. macha allah accueillir bu baax jox la nga lekk lu suur jox la nga naan mettre la à l'aise. defal la lu rafet gunge la nga ñibbi. coiffé la lu tubaabe. waaw ci noonu laay jógee ne la aussi tamit dégg naa Rose & Coiffure daal macha allah tarkalla nee na moom yemul kase ci maquillage yemul kase ci coiffure yemul kase ci accessoire nee na xale yi da leen di gunge jox leen teint bu rafet. Rose & Coiffure day def ay accessoire def ay lait de corps. lan la ñu mën a wax ci lait de corps yi. ak ay savon. xam nga dëkk bi léegi xale yi bëggatuñu ñuul nag bu leen ma xas nag. teint noir yi rafet na trop mais nag. xees nga woote laal leen tuuti. xees nga woote. mooy ne ko laal leen tuuti damay def ay diw yu baax. ay saabu yu baax saabu naturel saabu pour xeesal xam nga saabu pour teint noir ba ci góor. ok damay defar ay savon yoo xam ne pour góor la. parce que góor yi tamit dañoo bëgg lu baax di. góor ñi tamit am nañ fi place. laay bu baax. da nga leen di defal ay savon noir. waaw savon yu baax. pour seen yaram. sama mbokku boo ñëwee ñu defal la téléspectateurs pédicure yi manucure toppatoo la ba mu bien nga relax. góor a gën a sonn jigéen. pédicure ak manucure nga leen di defaral. yu baax maase leen. pédicure manucure boo ko def da ngay maase waale say tànk ba mu neex nga relaxé dindi coono bi nekk ci yow. bii Rose & Coiffure boo ñëwee dañ la koy defal. macha allah. te doo fi fekk benn élève buy mer. maanaam équipe boo xam ne la dañuy travailler en équipe ngeen koy liggéeyee. maa la wax liggéey bi day jaar yoon. fii doo xàmmee sax kan mooy patron bi. macha allah. parce que. ay xale lañu mais xale yu neex a àndal lañu xale yu baax. xale yu am discipline. xale yu bëgg lu baax. man moo fi nekkul sax dem jaay ji samay client bu ñëwee duñ ma woo. su looy jaay. parce que man damay ambulant. damay dugg ci jeeg gi di leen jaay parfum yu baax yi ñi nga xam ne mënuñu jug ñëw man dama leen di fekki. maanaam da ngay def ay déplacement fu ne. même maquillage yi aussi ak coiffure yi ñi nga xam ne dañuy am cérémonie te bëgguñu ñëw comme ñi nga xam ne des fois nga am ay clientes baptême ñoo xam ne dañ leen di césarienne da ngay def ay déplacement dem defaral leen déplacement. barki dem rek ci mujj damaa dem ba Mbàkke def fa déplacement defaral ko ba mu kontaan. ma xëy suba yendu waat ak moom doog a ñibbisi. macha allah Astou si loolu lay jógee di la laaj lan moo la gën a neex ci milieu bi. milieu coiffure li mu ci gën a neex mooy man sama bopp su may defar ni damay kontaan man defar daf ma nekk lu ma neex surtout defar kanam. daf ma neex du dara nag. même su ma nit ki fayulee. li ma ciy am rek neex na ma damay sentir bon man sama bopp. ban difficulté nga xam ne dund nga ko ci milieu bi te ku ne bànneex nañ ne difficulté ku ne xam ne milieu bi am na ay difficulté nag. difficulté bi ma ci am mooy yenn saa yi nga defar nit ba mu egg. mu nekk nit ku difficile koo xam ne danaa la dindi ma yëpp dugg mais nag. n'empêche que ñoo ko opté ñoo ko bëgg. munu cee ñàkk. mu neex mu naqari dañ ciy toog. dañ koy dindi ba mu set defaraat ko. mais lu nekk lu ma neex. su ma sañoon ñu bien rek ngay dajeel. dëgg la waaw difficulté bi moom loolu rek la. yenn saa yi am ñu métti. mais nag c'est la vie.
Astou, ce fut un plaisir ñu dalaloon la tey ci seen émission Aux Tendances. ñu lay laaj sa kàddu gu mujj lan la. di kontaan ci yéen bu baax ndax xëy yow nit ñi xamuñu la man maa la xam nee nañ noble nit da koy judduwaale noble nga. déggal li kon dama lay remercier bu baax. maa ngi lay remercier téléspectateurs yi am nag seen jot toog bu ñu seetaan ñun ñi nga xam ne dañoo xeebu. du ñu ay dara ay taalibe doomu lañ. waaw di kontaan bu baax nag di nuyu nag sama borom kër di ko gërëm. di ko gërëm bu baax. ndax moom macha allah tabaar fakàlla góor la ci biir góor yi. bàyyi ma may exercer xam nga. bëggul lu ma naqari du ma teg coono. di sant sama yaay. ak sama papa. bu baax a baax a baax bu ma toogee tey bañ naan Astou ba am na ay Rose & Coiffure ñoom la. dëgg la parce que fu ma teg sama tànk bu baaxul sax ñu naan ma fi nga ko teg baaxul tegg ko. ñu ay wajur yu baax di ay wajuru référence nag. waaw di gërëm sama mag ji toog nag. ndax kii moo tax jooyu ma yaay. waaw taaw bu baaxee rek ñu ci des ñëppay baax. di gërëm sama élèves yi. di kontaan sama clientèle yi nag ñoom laa gën a bëgg sax ndax ñoo may li may teralee sama góor. dëgg la di ko toggal ginaar yu neex. ci ñoom laa koy jëlee di gërëm sama goro yi. xam nga sama rakk jëkkër yi tout daal. di leen sant nag bu baax kontaan ci sa équipe bi. nga xam ne dañoo am compréhension dal baax. macha allah kontaan nañu ñun tamit am ñu ngi lay remercier di la jaajëfal ci sa disponibilité bi nga xam ne facilité nga ñu ko. ñu bàyyi la nga joxe adresse bi ak numéro téléphone bi. waaw fii nag Rose & Coiffure méttiwut a xam. ñu ngi usine benn tali. soo jógee diggante Koppe ak Laasana. ci diggante bi la nekk foo ko laajte nañ la ko wan chez Astou Faye alalu Baye Fall bi. numéro téléphone bi 77 485 41 66. di leen wax ne nag lu ngeen bëgg cag-cag am na fii mooy Rose & Coiffure toogal sa digg lal commandé ñu fekk si la livré la ko fii dara méttiwu fi ku amul sax ñu may la. macha allah am nañ mbégte contentement mbokku téléspectateur OTV li moo nekkoon seen émission Aux Tendances. Aux Tendances nag tey maa ngi remercier sama équipe technique bi nga xam ne macha allah ñoom lay àndal saa su nekk ku si mel ni Ouley Papa Doudou Papa maa ngi leen di ak sama réalisateur Mouhamed Diak maa ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal di leen wax ne fii lu fi baax ñoom la lu fi rafet ñoom la image yi ni gis ñuy nice ñoo ko waral. di remercier nag sama sponsor yi nga xam ne ñoom lay àndal saa su nekk tey nag macha allah Modou Shop Colobane ci marché Colobane bi moo ma habillé ci style costume bi. moo génn ak man fii mi ngi nekk Colobane ci marché bi ci centre commercial bi numéro téléphone am di 77 057 50 19. kooku mooy Modou Shop ku bëgg costume bi boo demee ba foofu incha allah di nga ko am. may remercier aussi waa Rose & Coiffure bi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci coiffure bi. coiffure ma maan macha allah ba mu nice nii. ma leen di remercier di leen jaajëfal di leen wax ne seen Aux Tendances nii lay demee saa su nekk. xaar leen ñu ci tendance yu bees xaar leen ñu ci facette yu bees. je profite nag comme ci mois de décembre la ñu nekk te ku ne xam ne décembre macha allah c'est le roi des mois c'est le mois des nobles. c'est le mois des stars. macha allah may profito di souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de décembre. particulièrement nag sama bopp laa ciy jiital borom le 10 décembre. di souhaiter waale sama caméraman bi Ouley. moom mi nga xam ne décembre la di souhaiter. sama benn fiole bi nga xam ne aussi. décembre la mu juddu sama jour anniversaire ñu marraine ma ko ñu koy wax bébé Mariama Cissé. maa ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire di souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs di décembre yi nga xam ne su ma limee damay juum ndax macha allah décembre dafa large. yéen ñëpp yéen a ngi ci biir maa ngi leen di souhaiter un joyeux anniversaire di leen wax ne dund leen loo leen dund doyul. di leen wax ne seen émission Aux Tendances nii lay demee saa su nekk. xaar leen ñu ci tendance yu bees ci facette yu bees te xam ne tendance suñu yëf la.